ci lii la ko xamee donc dinañ ko waxtaanee ci kanam. incha allah on va en parler conséquence couvre-feu am na suma benn xarit bu ma ne Pape damaa bëggoon nga waxal ma sama jabar ni couvre-feu du lune de miel ndax maa ngi bëgg a dee donc on va parler de ça tout à l'heure ci sujet bu am solo nee na jabar ji daa foog ni couvre-feu bi lune de miel la mu ngi koy bëgg a rey ma ne ko muñal naa ko wax ci télé bi dinaa la jàppale ci sensibilisation bi donc ci naa ka Bouba Ndour mi nga xamante ni moo gën a dee ñëpp moom 18h lay liggéey si teel a ñëw rek wàcc 4h. ah oustaz dañoo mën a laaj de. man daal sama waa ji am na ñu mënul laaj ma. dafa jaaxle nee na moom jabar ji daa foog di couvre-feu bii lune de miel la. wallaahi moom sonn na lool. ci yàlla baax na yaa oustaz. Jeena ba Seydou Ba ci digg bi. toog seetlu Jeena ba Seydou Ba ak Papa Anne. waaw na ma ci dégg lu garaaw la négal ma ni pat. donc on va parler de ça dans quelques minutes comme on dit souvent bëñ moom du ree jàmm waaye yàlla baax na ajot Bessel Bass itam mu ngi fii Bessel ñoo ngi lay nuyu di la ziar yu ndokkeel la ci teewaay bi tey defe naa mooy sa première apparition ci saison 2020 bu quartier général. waaw jërëjëf Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu oustaz Pape Anne di ziar Eva Tra di ziar aussi Dieynaba Seydou Ba mbeɗa salminama no feewi ko weltade eyyi ko weltade dañatmi somi waddi e maɗa plateau pullo jontaɗo so ƴeewma tan ma andu ka jontaɗo donc Pape Cheikh ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp tamit jàmm di wax rek nañu ñëpp baal ak ci weer bu sell bi lépp luñ fi woor rek ak li ñu jaamu suñu borom yal nañu ko yàlla nangul waaye dindil ñu mbas bi nga xamante ne tamit nag moom moo lëmbee adduna bi ba jaaxal ñëpp Pape comme ni nga ko waxee rek 2020 ak quartier général kon tey dañuy daal di dem doxantu rek foofu nga xamante ne moom mooy département de Podor Mbosso Waalo foofu la ñuy dem ñoom tamit ñu xool nan la ñu nekk di dundee loolu nga xamante ne moom mooy mbas bi ak mesures yi nga xamante ne ñoom tamit jël nañ ko ak digle yi nga xamante ne nit ñi wax nañ ko même bu fekkee des fois dañuy jànkonteel ay jafe-jafe mais ñoom tamit am nañu ay seeni solution bopp yoo xam ne teg nañ ko Pape Cheikh. mu ngoog loolee ca kanam lay doon ak ajatu Bessel Bass ci tàmbali gi maa ngi wax ni ñetti ponk yu important ci crise bi la ñu fas yéene waxtaanee ak jëwriñ di ñu dénk ñetti ponk yooyu muy formation professionnelle artisanat ak emploi ñetti ponk la yu doy waar yoo xamante ni actuellement ñi gën a impacté ci Covid 19 bi ci secteur boobule la ñu nekk fi ñuy recevoir ministre bi ci beneen studio bi foofu déjà Fatou Kiné Dema nga fa te Fatou Kiné ba dara dul dara saa yu ñu nee wér gu yaram rek moom bokk na ak Awa Mbaye ci ñi nga xam ne nii ñoo yàgg di ñaax sénégalais yi ngir ñu gën toppatoo seen wér gu yaram donc période bi sañ na maa wax ni période Fatou Kiné la Fatou Kiné ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel gis nañu taxawaay bi yow ak rédaction bu télévision Futurs Médias bi crise bi tàmbalee ba tey yéen a ngi jël ay risques di dugg ci ay zones yoo xamante ni sañ na maa wax ni ay zone de guerre la tey itam nga ñëw dolleeku ci quartier général bi ngir ñu gën ñaax sénégalais yi ngir ñu moytandiku lawuk Covid 19 bi ñu ngi lay nuyu bu baax Fatou Kiné foofu nga ne. di la fay bu baax Pape Cheikh di nuyu ñooñee nga sekkal plateau bi muy lu am solo defoon nañu ko daaw yàlla may na ñu fekke waat ren kon du ñu def rek lu dul sant yàlla di ñaan nag di gën di fekkee ay déwéni déwén waaye tamit ànd ak wér-gu-yaram goo xamante ne dina koy tal mën ko ren nag particularité bi wax nga ko sànq Pape Cheikh dafa di loo xamante ni daal lu doy waar la yemook mbas mi te mbas mi nag ku ne xam na ni wër na àdduna sonal na réew yi gën a am doole ñëw na ci Sénégal mënees nañ ko woon séentu ndax fa mu jaar yépp kenn mënul woon wax ni Sénégal dina mucc ci lii ñun nag suñu devoir wax nga ko ay risques la ñuy jël saa su ne di dem di liggéey di gëstu ngir gën a mën a ñaax askan wi ndax dafa di loo xamante ne guerre la te yaa ngi koy wax booba léegi ni ba nga tàmbalee guerre la boo xamante ne faw askan wi ñoom ñoo ci mën a dugal seen bopp waaye tamit ñun suñu cër la ñuy jàkkaarloog askan wi di wax ak ñoom saa su ne naam metti na matuwaay yépp nag dinañ ko jël ngir fegu di ñaan nag yàlla musal ñu ci mbas mi waaye liggéey bi moom fii léegi mi ngi fi rek daañu ko def tey ñaan yàlla nag mu teel fee jógee Pape Cheikh. en tout cas sa taxawaay dama bëgg a def dara damaa gis ci dëkk yu bëri El Hadj Lamine Samba maa ngi lay nuyu maa ngi ñëw ci yow mais damaa gis dëkk yu bëri bu 20h jotee dañuy tàccoondoo ñiy liggéey ci santé bi mais tey damaa bëgg yéen ñi nekk ci ginnaaw ngeen dooleel ma tàccu Fatou Kiné Deme ci liggéey bi muy liggéey boobu ba tey ci crise bi elle fait un travail remarquable man bi ma ko séenee balaa ñuy alerter nit ñi ci Kër Massar bi ma ko séenee diggu Kër Massar damaa sax tiit ma ne journaliste yi itam kenn amul seen fay
kenn amul seen fay. ay jàmbaar lañu. ah oui ay jàmbaar lañu ndax lu nit war a jot nga jotal ko ko. macha allah ci jotin bu rafet. ay jàmbaar lañu. ah oui ñoo sunu docteurs yi daal ñoom ñëpp nu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm waaw. ba taxaw ba sol jiin taxaw dig ci rond-point Kër Massar bi. waaw jàpp kii waxuma la tàccu rek waaye. dafa taxaw Pape Cheikh nag jiin la sol jour loolu boobu mënul woon ñàkk. foofu moom jiin bi mënul woon ñàkk. ndax gisoon nga rond point bi nu mu meloon. foofu mënees naa wax ni faaw nga doon athlète bu taxaw bu dëgg. ah oui ndax mën a rek jëflante te yow athlète nga en fait. waaw dañ doon alerte daal te alerte bi moom laajoon na loolu tuuti ngir mën a rek xuus ci biir nit ñi. macha allah on va parler bu ca kanamee de cas simple à cas grave. ma ngoog dinañ ko waxtaanee ndax xam nga mbas mi bi mu ñëwee rek ñëpp dañu jàpp ni feebar bi daal soj la kese da ngay dégg ñu ne la sax soj bu metti la ku ko mën a dékku di nga ko dékku wér ku ko mënta dékku nag def neneen mu nekk nag loo xamante ne nii kon mu mel ni loolu daal liñ ci doon xool yëpp amu ci ndax ñoom sax borom xam-xam yi di scientifique yi dinañ faral ñuy dégg ñu koy wax feebar la boo xamante ni beesul naam ndax gisoon nañ bu nuroog moom waaye bii nag particularité bi mu am mooy dafa am luñ ci xam am luñ ci umpale te booy xool li ñu ci umpale moo gën a ëpp sax li ñu ci xam donc mu nekk loo xamante ni cas simple dañ koy wax waaye saa yu ko neexee mën naa soppi xar kanam kon mën nañu jàpp ne jàngoro la joo xamante ne doy na waar nu ko neex mën na ko ñëwee Pape Cheikh ci ñi nga xamante ne ñooñee lay dal. mu ngoog on va en parler dans quelques minutes bu leen fàtte ndimbal yi dañu koy teel a séddale laataa ñuy recevoir monsieur le ministre Dame Diop ngir waxtaanee ñetti ponk yu am solo lool ci quartier général bi Mamadou Ndiaye ñoo ngi koy xaar ak yeneen i mbir yoo xamante ni yéen la ñu ko jagleel donc 88 628 22 22 88 628 72 86 88 628 76 76 wala 88 628 65 65 ñu dem ci beneen studio bi fekk fa El Hadj Lamine Samba Magui El Hadj Baye Cheikh Lamine ñu ngi lay ziar ndokkeel la yow itam joxati la sa wàccuwaay dégg naa sponsor yaa ngi xëccoo sa rubrique bi. altine di nga ci xam dara. waaw dégg naa ñu ngi koy xëccoo de. di nga xam ni xëyum 404 bokk la ngontum avion. déedéet. maa ngi nuyu ñëpp maa ngi ziar ñëpp maa ngi bëgg ñëpp mais Pape dama am ñetti question xam nga da nga am tey yow ñetti ponk. waaw man dama am ñetti question waaw yoo xam dama la koy poser directement. waaw dama xamul damay revue ba pare titre wala laaj la ko balaa. yow xam nga man rakk ju am ju dégg ndigal laa. ni nga ko bëggee rek laa koy defee. kon dañuy def la naar ba waxoon. waaw parce que naar bi dafa ne nañ julli reer wala ñu reer julli ba noppi. kon nañu revue de titre ba pare ma ñëw ci laaj. ayca dañu koy tàmbaleek journal bi nga xamante ni moom mooy l'observateur Pape l'observateur dafa xëy tey waxtaan ak jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu njàng mi ak njàngale mi mu wax ni l'école bi dina ubbi le 2 waaye du ñëpp ñiy def bac BFM ak CFE ñooñu dinañ ubbi waaye thermoflash ak gel dina lëmbe école yi ak hydroalcoolique ci école yëpp masque yi élèves yi dañu koy takk loolu la jëwriñ ji wax ci xëtam mu njëkk mais am na leneen loo xamante ni nag statistiques yi wax nañ ko muy police ak gendarmerie Pape xam nga dañu ne bu ñii di gàmm ñii di ras déem toog leen seen kër naam am na ñu toog seen kër mais ñi génn ci mbedd bi ñoo ëpp police nag def na bilan am jàpp nañu lu toll ci 10 000 personnes 5 000 véhicules ñooñu dañoo violer li nga xamante ne moom mooy état d'urgence bi ak couvre-feu bi ndeysaan fête du travail da daan am bés bu nekk ma at mu nekk ren moom du am fête du am doléance loolu nag mbas mee ko waral waaye am na leneen loo xamante ni nag jamono ji mooy lëmbe réew mi toj loolu l'observateur muy interview bi nga xamante def nañ ko ak Pape Moussa Thior nekk expert en santé publique xam-xamam dafa jëm ci wàllu wér-gi-yaram nee na gaa yaa ngi tiital population bi te amul lu fi ñor ba ñu koy màcc waa ji noonu la ko waxee nee na ab cas communautaire nekkul lu bon waa jee wax de Pape nee na Europe ak Chine li ñu bëgg mooy ab la fa am maanaam justifié wul ñuy amal couvre-feu fii ci biir réew mi Sénégal ndax li am Europe ak Chine mënta am fii te kenn warul woon tëj école kenn warul woon tëj juma kenn warul woon tëj église xam nga ko wax loolu Pape Moussa Thior nee na réewu tubaab yi li ñu bëgg mooy leen rek mooy fexe ba ñun li ñu waroon a mën a am ci coronavirus bi te duñu ko am loolu la Pape Moussa Thior wax ci xët mu njëkku l'observateur yéene kaay l'Obs it dikk na ak ñun yéen a ngi fàttaliku SIB bu Diourbel xam naa kooku Oustaz Pape Anne moo koy fàttali année 80
le SIB tojoon lool réew mi 80 ba 90 loolu la ñu l'observateur waxal l'observateur nag dëkk bu pare enquête yéen kaay moo dikk ak ñun ci ndimbal li nga xamante ni dañ koy jox immigré yi mooy ña nekk ci bitim réew mu ne diaspora bi am na ci ñu bari ñoo xamante ni sax ndimbal loolu ñoom soxlawuñu ko li tax soxlawuñu ko na ku yër enquête yéen kaay di nga ko fekk ci biir bu ñu paree ci enquête dañuy dal ci njiitu réew mi président Macky Sall moom mi ngi ci biir L'As quotidien nee na dootuñu bàyyi kenn di lëmbee réew mi képp koo xamante ni yaa ngi def naka sulul noonu ci heure couvre-feu bi ak état d'urgence daañu dal sa kaw loolu moo tax L'As méngale ko ne président Macky Sall génnee na yat te yatu njiitu réew Pape yatu kel lay doon de ku ñu ko fëgg moom bu yeboo nga xam ne beneen affaire la waa ji nag moom dafa amoon corona ba wér Ibrahima Sène lay wuyoo wér na ca centre Daaru Marnaan waxtaan na ak gaañi nee na man mii maa ko amoon nee na virus bu garaaw la nee na tout le temps dafa doon takk masque ak gant xamul mbir mi naka la def ba ñu wàll ko xamul kan moo ko wàll nee na première mbir bi mu njëkk a def mooy bi mu fi wéree ci feebar boobu moom Pape nee na dafa démissionné ci liggéeyukaayam ndax vigile la woon gardien la woon nee na bi ñu ko testé positif employé maanaam ki ko doon liggéeyloo da ko doon daw ñu génnee ko luyaas fa mu dëkkoon ca kër ga ñëpp di ko daw nee na feebar bi feebar bu garaaw la ñëpp dañu ko war a moytu libération mu séq waxtaan ak waa ji nga xamante ni nii amoon na coronavirus bu ñu jógee foofu dañuy dal ci le quotidien yéen kaay mesures yi nga xamante ni nii jël nañu ko ci feetu 1er mai ndax suba feetu liggéeykat yi la ñu ne du am défilé du am remise de doléance Cheikh Diop di secrétaire général CNTS FC moo ko mu ne centrale yi ñoom ñëpp lem nañu seen jaaj ndax kuy xeex moom ba fekk fi corona moom da ngay lem say kaaka bu ñu jógee foofu Walf Quotidien dafa dikk ak ñun ci xaalis bi nga xamante ne nii nee nañu mu ngi am ci biir coronavirus bi am na ci ay directeurs hôpitaux yoo xamante ne nii joxoñ nañ leen baaraamu tuuma ne mbir mi dañu koo def wutukaayu xaalis du samay kàddu ki ko wax mooy journal bi nga xamante ne nii moom mooy Walf Quotidien bu ñu jógee foofu dal ci Tribune yéenekaay Tribune yéenekaay dafa ñu wax ci gel yeeg li nga xamante ne nii moom la gars yi di raxasoog yooyu dugg na ci ñun ne am na ci yoo xamante ne nii degré alcool bi dafa diis lool xam naa sama masque gi la ñuy waxal parce que man jëluma gel alcool laa jël ak yeneen yoo xamante ni nii am na ci biir journal bi nga xamante ni nii moom mooy Tribune bu ñu jógee foofu dal ci record dafa dikk ak ñun ci président Alioune Sarr mi nga xamante ne nee nañu ci weeru octobre bi ci la mandaam di jeex te dina jóge ci boppu CNG Premier League Naples la nekk moom Kalidou Koulibaly boobu ak léegi club yaa ngi ko soxla lool waaye Mourinho nee nañu soxla na ko te am na nu muy demee moom Kalidou Koulibaly dana dem football foofu nga xamante ne ni mooy club bi Mourinho yor yaakaar naa ni moom mooy Manchester City loolu leer na nañ Pape bu ñu jógee foofu dañuy dal ci li nga xamante man maa ko moom askan wi moom ko ñeneen ak ñeneen moom ko muy suñu làmb muy xale bi nga xamante ne nii ñeme naa sang jaan naan ndox mi muy jamaïcain xam nga mu tëgg drapeau Youssou Ndour Leket ak France ca Gambie am na ci yeneen yoo xamante ni toftal na ko ci loolu incha allahu rabi naañ ci waxtaan Pape ma ñëw ci question yi waaye ci ñëwal bi ci njëkk ndege nii daaw waaw yow Bouba Ndour Ndiaga Cissé waaw yeneen ma doon sonal indil ñu Balla Gaye indil ñu Modou Lo waaw xanaa lamb ji dafa amatul buzz moo tax ngeen dàq ñu ren déet ñun dañuy doog a tàmbali Pape am ngeen léegi ñu am fukki fan te waxu leen waxi làmb dañuy dañuy ñëw rek ndëgg nii daaw xaaral ma tontu la muy yow muy Cissé muy Ndiaga muy Bouba yéen ñëpp waaw xaaral ma wax indil la Modou Lo indil Balla Gaye indil Modou Lo indil Balla Gaye mais boobu fekkoon na daanaka koor gi dem ci lu bëri waaye man dama lay wax benn affaire ku ne valeur li nga yore li nga yore nga xam muy ministre ak muy mbër ak muy woykat ku may jaay maanaa ci émission bi dootoo ko dolli bu dee dama laa invité mu jafe lool bu ma dee defaat émission du ma la woolu te daaw comme dafa metti woon donc ci ñi mu metti woon ñëpp ren baal naa leen ko nañ dem ci yeneen télé yi ñu ngi QG. ok mais mettiwul woon ci ñun defante na ak yow de. mais mettiwul ci cadre lamb waaw dafa amoon ñu ne waaw ñu leen di xaar ba ci heure émission bi yegg si wuñu donc ñooñu moom mën na maa bañ a def ak ñoom émission. mais Pape nee naa la bu may fekk ngay xeex. waaw nañ dem feneen. QG yi Pape man bu may fekk ngay xeex. waaw man damay ñëw dugg ci xeex bi ba noppi soog a laaj lu xew ndax démb am na benn combat boo xam ne bokk nañ ko ñun ñaar. waaw quand même. man daal ku may jaay maanaam sama yëf bi ma la woowee nga may këyit loo oui je réfléchis par exemple éducation c'est tellement important mais hier ce que le ministre ak ñi mu àndal moo fait wax dëgg yàlla baal naa suur naa daal
beneen question bi boobu rek laay dem da nga wax sànq ci confinement bi sama benn xarit daf ma ne après confinement il y aura beaucoup de baptêmes. incha allah amin baptême moom dara nekk ci na dagan rek. Pape à lundi. incha allah incha allah rabbi. jërëjëf El Hadj Lamine Samba ñu ngi lay gërëm bu baax taxawaay bi am na solo donc yow la ñuy tàmbalee quartier général bi ak yéenekaay yi xam nga yenn saa yi nga xëy daanaka yendu doo xam li xew donte ñu ngi revue de titre ak revue de presse ci rajo bi ak ci télé bi mais guddi gi boo ñëwee fàttaliwaat ñu li nga xamee ni moo xew et puis peut-être à partir de semaine prochaine di ngeen am inu ëllëguk yéenekaay yu mel ni l'Observateur ak Record loolee itam ñu ngi leen koy promettre ñu tàmbali jël leen ci numéro téléphone yi 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 ak 88 628 65 65 88 628 72 86 ku dugg léegi nii ñu teel koo teral jox ko ndimbalam ci période bi la nga xam ne ni période de crise la nañu wàññi jàmbat yi ndax sikkima lakkandoo jàmbat moom oustaz Pape Hann ñaax nga ci sensibiliser nga ci ba tàyyi yàlla du teg nit lu mu attanul wala lu mu mënul waaye ñun bu mettee rek ñu jàmbat te jàmbat moom dafa xawut a baax noonu. jullit du jàmbat jullit alaaj Pape warul jàmbat mi ngi noonu ñaan borom bi subhanahu wa taala xam nga yàlla du tëj bunt tëj fenêtre wàcc ay rideau loolu yàlla du ko def te it yàlla moo ëpp yërmande ñëpp moom borom bi subhanahu wa taala te yërmande yàlla alaaj Pape ëpp na mindee fi waaw yërmande yàlla ëpp na mindee fi te àdduna bii nag àdduna borom bi subhanahu wa taala la yow mi fi ñëw xamal li la fi indi lu mu doon xamit ki la fi indi ku mu doon waaw xamit ki la fi indi ku mu doon te mooy borom bi subhanahu wa taala te it doomu aadama dafay doylu waaw ndax doylu moom magasin la boo xam ne du jeex mukk waaw magasin la bu dul jeex alaaj Pape waaw doylu magasin la bu dul jeex waaw xëy sabablu nag am na sabablu nit dafay sabablu waaw sabablu moom la Sëriñ Babacar Sy waxoon ni sabablu leen te bu leen sukkandikoo yëngu ya waaw doylu alxanaatu raaxatun waaw raaxa ñu ni doylu noflaay la waaw yonent bi ne alxanaatu kanzun laa yafnaa doylu magasin la boo xam ni moom la Sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wa sallam ne magasin la boo xam ni moom doylu du jeex mukk nit war naa fexe ñu koy bàkkee xàmmeewul dërëm ak million ak million alaaj Pape loolu mooy doylu waaw gis nga bu sa ñaar téeméer yi nga am mu leew la na la gënal milliardu jàmbur yi nga xam ne moomuloo moom la xale yi di rap naan bu kenn xeeb sa noos xaw ma su ku nekk ak sa noos mi ngi noonu ku nekk waaw 100 francs noos 200 noos waaw bul xeeb noosu kenn ku ci nekk ak li yàlla namu ci yow waaw te yàlla moo bindee noonu jaam ñi alaaj Pape te yamalewu leen moom yàlla waaw kenn ku ci nekk ni la yàlla bindeek li la yàlla bindeek ni li la yàlla jox santee ko borom bi subhanahu wa taala alaaji Pape kat teraanga bi ko yàlla jox yéene naag ko santal ko Eva teraanga bi ko yàlla jox keneen ak keneen teraanga bi leen yàlla jox man kat teraanga bi ma yàlla jox man tamit doyloo naa ko waaye jëluma sama bët teg ko ci nga xam ni moo ma ëppale waaye jël naa sama bët teg ko fu kawe ndax yonent bi nee na yàlla ki mu gën a bëgg mooy kii yuutu yi ngand yi inna allaha yuhibbul ma'alil umuri waaye wa yakrahu safsafaha nee na yàlla ki mu gën a sib ci nit ñi mooy ki naan lii mënuma koo am fii mënuma faa àgg waaw mais waaw kay mooy nit dafay sabablu bu la yàlla joxee dara ngay sabablu di góorgóorlu di ñaan borom bi subhanahu wa taala li nga am tey bu subaa mu gën a yokku nga boole ko ndax boo doyluwul mën na la pousser ba nga def loo war te def dégg naa ngeen tem ko ba tàyyi ci wareef par exemple mën nga am butéelu ndox bu ndaw waaye ne bu mag bi nga bëgg mu jaral la nga dem sàcc ko ndeke la nga sàcc sax normalement sa wërsëg la woon boo xaaroon mu fekk si la yi pare mais Imam Ghazali wax na ko nee na yow miy wër àddina bi di fu ne nga fay dem nee na yow mi nga xam ni yaa ngi di yemoo ci loolu waaye sa wërsëg bu xasee ci dëkk nee na farxal ne na nga tukki loolu la si naal li waxoon demal nga tukki voyage mooy kon ñiy tukki ñoom di voyage di tukki ñoom itam ñu ngay góorgóorlu waaye nee na yaa ngi daj ay coono di xool loo moomul di jël alalu jàmbur ne defal ndànk comme li nga wax léegi yaa taliba rizqa fi dunya bi quwwatihi mu ni taduuru min baladin fiiha ilal balad mu ni wax sir annaaka aw wax sir inaanaka ndax li anna rizqa munqasimun yëti ilayka walaw fii jëbhati asadi nee na wërsëg yàlla daf ko séddale sa bos di nga ci jot donte mi ngi ci jëwu gaynde xoolal sa wërsëg nee na donte mi ngi ci jëwu gaynde di nga dem jël ko xam nga kon léebu na ni lu ndaw lii nga yor di yóotu lee bëgg koo sàcc boo teyoon dina ñëw ci yow ndax sa wërsëga macha allah Eva ñun des fois dañuy dëgër bopp tem ngeen ko ba tey waaw Papa Cheikh yàlla tey ko nag bu ci Pape oustaz dina ci dikkaat ci kanam yàlla tey ko def boo nekkee ci fitna rek da nga ne ci lu mu newul
ne moom indiwuñu fi pour sonal ñu ku nekk ci fitna nga tëdd mënoo nelaw da nga dugg ci loo xam ne du sa affaire loo attanul et du coup da ngay sonn daa dee jaaxal ñëpp jaaxal sa bopp ma tooñ tuuti Lamine Samba xaw ma woon ne dafa am talent bii mu caché ko kon TFM dafa bëri talent caché soxna ki ne dem ak Sida lii ma ni mel dañu lim sànq fàtte leen waaye dañ leen di sargal bu baax a baax macha allah Pape Cheikh kañaan fonkul muur noonu lañ koy waxee yàllaay maye te li mu dogal na ko ku sa wërsëg nekk ci ndimbal yi ñuy séddale di nga ci am donc ñu jël téléspectateur bu njëkk bi laataa ñuy dem ci beneen studio bi dafa fekk Mamadou Ndiaye Sidaat Thioune itam tey ñëw na ci quartier général bi mobilisation effectif réduit nag dañoo indi ay caméra robot pour éviter rassemblement bi bëri ci studio yi ba noppi itam aménage ay studio yu bëri exceptionnellement ci période de crise bi bu doon suñu sago ju demee nii waaw ayca ma gis fii dama jaaxle moo tax ma ni la damay lim sax fàtte ba may ñëw xam nga tapet la mais ma dugg si ma ni waa 2 mètres lii de ëpp na 2 mètres sax suñu distance wax dëgg yàlla alhamdulilah kuy digle cangaay def ngeen ko ba mu saf et c'est important macha allah ayca ñu jël kii njëkk a dugg tey ngir ñu jox ko wàllam ci ndimbal yi ñuy séddale ci quartier général 88 628 22 22 wala 88 628 65 65 am na yeneen i numéro yoo xamante ni ñu ngi ci suufu écran bi je rappelle que bu doon suñu sago ak fu ngeen mënti nekk rek dinañ leen dimbali puisque période bi période de solidarité la allo waaw xam naa dafa yàgg peut-être damaa xaw a bëri wax nag. allo kooku. allo oui. kookan la. allo. waaw ñu ngi lay dégg kookan la. waaw man la Rama Diaw. Rama. Diaw. Rama Diaw bokkul ak Rama Diaw te délistrateur bii ban Rama Diaw la. waaw. bii ban Rama la maa ngi lay wooyee fii. waaw Rama Diaw maa ngi lay wooyee Mboro Daaru Xuddoos Mboro. yaa ngi Daaru Xuddoos Mboro bul déglu télé bi déglul sa téléphone ñu mën a déggante. nu ngeen def ak feebar beeg crise beeg nii ñu leen di moytuloo ngeen war toog. xanaa métti rek Pape Cheikh. xanaa métti rek. métti na. waaw. nan ngeen koy dundee liggéey beeg yooyu dafa arrêté mbaa ci sa côté. Rama. waaw feebar bi de gis nga ko métti rek la def. waaw du ma la téye lu yàgg. feebar bi daal jaaxle nañ ci lool. jeena loo bëgg ma jox la xaalis 20 junni wala ma jox la pañe dundu. man xaalis laa bëgg Pape Cheikh. jeena yéen lu ngeen bëgg yàlla nay jàmm kon Rama gis nga loxo bi ma yore 20 la quartier général moo la ko dimbalee pour njaboot gi ñan nga nekkal sa borom kër ak say doom. waaw. ñan nga nekkal sa borom kër ak say doom mbaa. waaw sama borom kër laa nekk ak samay doom. am nga ñaata bant. am nga ñaata doom. am naa juróom benni bant. njaboot nga di macha allah. njaboot naa kay macha allah Pape Cheikh. damaa ŋàppaaral de léegi comme da ngaa njaboot Rama. waaw yaa ngi may dégg 20 yi teg naa ci keesu tàndarma yow fii ba koor gi jeex yaag sa njaboot du ngeen jëndi tàndarma. waaw merci. voilà bul raccrocher comme ça ñu jël la ci ginnaaw toog leen seen kër dinañu ko jox rapidos ñu livrer la enveloppe bi ak tàndarma dafa baax dégg naa day faj yaaw saas surtout bu Uhud bi. waaw li ci nekk kenn xamul lu toll ci ngëneel. daa bëri vertu. ndeysaan mais alaaj Pape ñëpp ngi woote. ñaar fukki junni yi ñu ko soxla bari na de. wallaay ñun sax ñoo ci gën a dee. ñun ñi nga xamante ne ay serveur lañu xam nga bu doon restaurant. ñun mën nañu ne ay serveur lañu. waaw waa direction ñooy togg ba mu baax rek jox ñu ne ñu servir leen client yi ñooy téléspectateurs yi. waaye yenn saa yi nga xëy ñu ne la jox ma. ci wax dëgg yàlla yi ñu yore yëpp. moo tax ma dégg na keroog nga ne da ngay mbappat par force. damay mbappat jël fii jël ci sa sponsor. pour joxe fu ne yaa tey. waaw tey kay. dëgg la ay ca rapidement beneen téléspectateur balaa ñuy jàll ci sujet yu am solo yi nga xam ne ni préparé nañu leen ko ci quartier général bi information la ak divertissement loolee le professionnel yi ñoom Dieynaba Seydou Ba tuddee infotainment voilà c'est ce que nous proposons tous les soirs ba jotaay bi nekk premier fii ci Sénégal allo ayca na téléspectateur boobu gaaw ñu mën koo dimbali 23h xaat le temps passe vite te li ma jaaxal ci temps bi balaa ndogu day yéex waaye bu ñu ndogoo ba noppi day gaaw lii rek ma ci xaw a naqari
waaye yàlla baax na. da ngay jékki-jékki rek am 60 ans. allo. oui. nga ne dañuy jékki-jékki rek. da ngay jékki-jékki rek am 60 ans. oui Pape Cheikh. sama papa day ragal ko ne yow màgget nga léegi pour moom xale la. alors que temps baa ko fi bàyyi allo koo kan la. allo. kii kan la. allo. waaw ma ni koo kan la. waaw man la Mouhamed Ba. Mouhamed Ba. waaw. nank Mamadou. yow Mouhamed Ba dama lay jox ay beignet am naa fi ay crevettes ak ay bonbon ak ay brochettes yoo xamante ni dina baax ci yow Mouhamed Ba. ah. waaw yow loolu lekk rek laa lay may tey duma la may xaalis. déet waay li nga sant Diallo moo tax. Ba nga sant boo tax plateau bi. loolu yow la gën a arrangé. bonbon yi yow laa koy may foo dëkkee Mouhamed. loolu dama yaakaar ne yow la gën a arrangé. dama la ciy tegal butéelu ndox mu bees mi nga xam ne daa oyof te neex a di seere CO la tudd ndox mu baax bonbon ak butéelu ndox laa lay may. loolu daal xam naa ne yow la gën a arrangé moom. waaw foo dëkk. man daal xaalis bu bëri laa bëgg. Mohamed foo dëkk yow it gaawal sa crédit day jeex. foo dëkk. Dalifort. Dalifort nu ngeen def ak mbas mi mbaa yéen a ngi protégé wu di takk masque yi di protéger xale yi ak mag ñi ci kër gi. waaw ñu ngi protégé wu de di def suñu kéemtalaay kat. yéen a ngi protégé wu bu baax. man yéen a ngi protégé wu bu baax Mohamed. waaw macha allah ñu ngi jéem de ñu ngi def lu ñu mën moom. très bien kon ñu jox la sa ndimbal loo bëgg. dund ay ceeb ak ay diwlin pour kër gi wala xaalis. waaw loolu am na solo de waaye de xaalis moom moomu ko gënal. waaw baax na. waaw ci sa koppar googu daal bëgg naa. ayca kon xanaa ma jëlaat beneen 100000. rek waaw kon ma jëlaat beneen 100000 jox la ko. merci waaw dina ci am solo de. waaw kay jeex na bul raccrocher comme ça ñu jox la 100000. waaw baax na jërëjëf. merci lii ay cadeau la naa ko liir xam naa bu ci kanamee ku dugg ma tegal ko ci kii ku baax la de bind na de damay bañ a liir à haute voix ngeen xamal ma bëggatuma xale yi di ma xamal léegi def naa ko ñeenti at amaluma njëriñ léegi damay liir rek bu intéressant we ma yóbbu sama kër mais c'est pas intéressant je vous laisse avec vous débrouiller. waaye léegi lu tax ñuy trafiqué sama émission bi ku ne di ko def li naqari na ma ah bon. mais dafa baax. bu loolu baaxul yaa oustaz. déedéet lu baax ñu toppandoo. nañ ma fay droit d'auteur waaye alaaj li nga def a baax moo tax ñëpp toppandoo. waaye léegi ñoom yi ñuy def bu ko TFM defoon seen directeur yi génn def déclaration boole ci Youssou mi deful dara saa yu TFM defee dara Youssou daf ñoo yàpp mu ngi ñuy toppandoo yi ñuy def bu ko TFM defoon ñu xas Youssou yàllaa bëgg dëgg nag naqari na ma baal leen rek. xoolal buuba bàyyi di ma yamale su may wax sama sincérité booba dafa tàmm saa yu ma sincère rek non Ansel bu dugg ci gaam yooyu naa ci dugg fii daal ku fi def lu baax ñu toppandoo la. voilà donc allez na beneen télé yaa def lu baax. na beneen télé damay tooñ wallaay damay tooñ barke Serigne Touba yàlla baax na beneen téléspectateur dugg comme ça ñu teral ko et puis ñu leen di jox du jar ngeen di def fenn da ngeen di toog seen ay kër ñu livrer leen ko grâce ak Rapidos Mamadou Ndiaye il faudra rappeler encore que internautes yi dañ ciy bokk ñoom bu ñu seetaanee commenter poser ay questions dinañ leen boole ci ndimbal yi nga xam ne ñi ñoo ngi koy séddale depuis que ñu commencé quartier général bi ñu ngi lay nuyu Modou Ndiaye. maa ngi lay fay Pape Cheikh di nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi ñuy suivre guddi gu jot fii ci quartier général di nuyu ñi nga bokkal studio bi foofu El Hadj Oustaz Pape Anne di nuyu Tata Eva Tra di nuyu Dieynaba ak Bessel di nuyu Sidaat mi nga xamante ni moom laa bokkal studio bi di nuyu aussi suñu téléspectateurs yi internautes yi ñoom déjà questions yi commencé na depuis bi ñu annoncé que ni exceptionnellement série bi dafa rafet. du ma ci wax dara tey. doo ci Dieynaba waaw Adja bi dee ma ko ci yokkal dégg nga. dinaa la Adja waaw ak Adja Bessel. makka bi dafa mais métti Dieynaba trop. titre yaay bi naa la ko jox. Restons concentrés les gars. comme ni nga ko waxee Pape Cheikh internautes yi commencé nañu déjà ak hashtag bii di QGTFM ci 2020 ci Twitter Instagram @ le GFM SN ci Facebook
dañuy def facebook/@tfm bi nga xamante ni mooy plateforme yëpp nga xamante ni groupe Futurs Médias teg nañ ko fi ngir quartier général ngeen koy mën a suivre en temps réel mën ngeen ñëw suivre aussi ci www.igfm.sn foofu site internet bu groupe Futurs Médias la boobu nag information juste et vrai en temps réel tamit li nga xamante ni aussi suñu mbokk Twitter yeeg Instagram yeeg yi nga xamante ni ñooy nekk ci internet yi mën ngeen a réagir déjà réaction yi commencé na ngir tey suñu invité bi ñu fas yéene waxtaan ak moom wax nga ko ci mbirum emploi ak li nga xamante ni soxal na sénégalais yi ci moment bi nga xamante ni mooy moment mbas bi Pape Cheikh loolu nekk na lu am solo déjà réaction yi commencé na te bu ñu leen fàtte aussi te dinañ leen jox tamit ci xaalis bi ndaxte commencé nañ déjà di laajte. et puis jege nga sportif yi gërëmal ma leen ñoom ñëpp gis naa seen ay taxawaay ñoom Mbaye Diagne Pape Alioune Ndiaye Badou suma goro boobu ñoom ñëpp gis naa dëkk ya ñu ne Sadio Mané ko tàmbali woon mais ba léegi maa ngi dégg ay initiative yu am solo yoo xamante ni ñoo ngi koy def bu mujj bi Mbaye Diagne la woon et c'est magnifique gërëmal ma leen bu baax ay xale yu baax la ñu. dëgg la dañ leen di xaar ci moment bi nga xamante ni mooy moment coronavirus bi population bi dañ koy wax chaque jour bu Sénégal des football ñëppay àndandoo doon benn wax nañ ko ci CAN bi ñu génn moment bi nag moment yu difficile yi nga xam ne Sénégal mi ngi koy dund partout dans le monde ñoom tamit ñu koy yëg bu baax ndax gis nañ coronavirus bi dal na ay sportif partout dans le monde chaque jour dañuy gis information yi ñi nga xamante ni mooy umpalewul kenn sportif Sénégal yi nag ñoom nag ku ci nekk li nga am yaa ngi koy jël di ko delloo ñi nga xamante mooy fi nga dëkk ku ci nekk bu mujj bi wax nga ko Mbaye Diagne mi ngi ko def fële ca HLM gi mu dëkk ak fële ca aussi Grand Yoff ak Grand Médine mu nekk lu am solo li nga xamante ni wax nga ko ak ñoom Pape Alioune Ndiaye rek ku lim Dioum Sadio Mané ku ci nekk yëkkati na li nga xamante ne am nga ko jàppale ko population Sénégal bi te loolu nekk na lu am solo gannaaw bi fédération bi dajale seen koppar yi nga xam ne jëf nañ ko wax nañ ko fi ci émission yi nga xam ne jaar na fi ngir jox ko ñii di waa ministère de la santé footballeur bu ci nekk yaa ngi xool li nga xool sa waa koñ wala fi nga dëkk nga jéem ko jàppale ci ay dund te loolu nekk na lu am solo li nga xamante ni équipe nationale bu Sénégal wala international sénégalais yëpp sax mën nañu wax ñi nga xamante ni ñu ngi koy def ci moment bi mu ngoog donc on vous montre image yi ñu mujjee jot jóge ci international boobu la di Mbaye Diagne ñu ngi koy gërëm loolee la ñuy doyee internationaux yooyu bu amee lu taxaw xew urgence am ak jàmp ñu jàpp ci je pense aussi aux basketteuses jot nañu seen nuyoo ñoom Yacine Diop nekk États-Unis Lena Nia États-Unis ak Aïda Fall nekk France donc ñoom itam ñu ngi leen di wax gàcce ngalaama c'est les basketteuses on a reçu leur bonsoir donc merci pour tout ce que vous faites pour seen dëkk Sénégal dëgg la bu amul doole waaye bu ay doomam jógee rek defe naa taxawaay bi dina gën am solo mbas nag bu amee dafay baax ñuy sensibiliser c'est ce que nous faisons depuis dafa am ay cas yu simple waaye dañoo jékki-jékki rek commencé di dégg ay cas grave yi nag xaw ñoo jaaxal te cas grave bu amee rek ça veut dire que mu ngi Sowétas te bërëbu Sowétas yi dégg naa bëriwul noonu fii ci Sénégal on en parle tout de suite ak Fatou Kiné Deme muy mbir moo xam ne ni xaw na tiital sénégalais yu bëri bu ñu jógee ci ay cas simple fan yii yëpp ñu ngi dégg ay cas grave lan la wundu Fatou Kiné. mu ngoog Pape Cheikh dañuy daal di rek dellu waxaat loolu waaye balaa ñu ci rek gën a xuus niñ koy baaxoo di def saa su ne muy nag benn reportage boo xamante ne def naa ko boo xoolee ci biir reportage bi di nga ci gis ay boroomi xam-xam ay gëstukat ay chercheurs yoo xamante ne nii ñoom yéey nañu yàbbi rek ci mbir mi ni nga ko waxee cas simple jëm cas grave bu dee rek yem na ci régie ñu dem xooli reportage bi ñëwaat. Covid-19 wala coronavirus ngir gàttal mbas mi ñi koy saytu. la ñuy njëkk a def mooy wàññi doole gi laata mu leen di wàll balaa leen a xew. ñu nekk ci biir daal di koy réceptionné bu ñu réceptionné nag daal di dugg ci biir def nag liñ ci liggéey bi ñu ci war a def mooy wàññi doole virus bi bu ñu wàññee doole virus bi nag ci liñ ciy doogoon mën a nag di ko yóbbu ci laboratoire bi pour mun ko càmbar waaw pour doog a mën a waaw waxtu ndax moom la wala du moom te loolu boo jotee échantillon bi xamoo ko ndax échantillon bu positif la wala bu négatif la. donc échantillons yëpp yi ñëw dañuy considérer que c'est des échantillons suspects. mandarga yi umpul kenn li am solo mooy aji tawat gi seeni soldaar yaram na am doole ngir mën kaa déglu. bi nga boo ko dogee am mooy phase bi nga xamante nga am ay fièvre ak ci ngay am yenn sëqadeeg yooyu yëpp phase boobu bu njëkk bi maladie virale lay doon mooy maanaam di nga am capacité di fabriquer ay anticorps. maanaam ay soldats yaram yoo xamante ni dañu ko mën a xeex gis nga bu fekkente ni am nga ci yu am solo yoo ci defar sa yaram di nga ko mën a xeex ba du yegg ci beneen phase bi. doomu jàngoro ji nag mën a génne fu ko neex loolee di firndeel la mutation bi ñuy wax dëgg.
forme grave yi gis nañu yeneen mandarga yoo xamante ni mën nañ ko gis yeneen organe mooy atteinte roño yi donc seetlu nañ ni maladie yi nga xam am nañ forme grave am nañ suñu bari ñoo xamante ni dinañ dem ba seen roño yi dafay bloqué ñu mel ni ko am insuffisance rénale bi nga xam sénégalais yi xam nañ ko bu baax nga xam dinañ dem sax boo yóbbu leen li ñuy woowee dialyse c'est-à-dire di segg seen deret pour génne yi nga xamante ni roño yi mënatuñ ko togg mënatuñ ko génne. mbir mu yéeme cas communautaire yii di law ci suuf mën a xëy rekk nag indi giraawaal yi. foofu mooy wane ni mi ngi law vraiment war nañ def tout pour xool lépp lu ñu mën a def mooy exactement li ñuy def ak éviter aussi fu ñu ko xam rek mooy mesures yi ñuy jël pour limiter aussi circulation bi ak zone yi donc yooyu yëpp dafa ay efficace mais nag day law de manière sournoise et loolu il faut nit ñi xam ko. virus bi ak virus yay ñëw lu doomu aadama joteeg virus yi. mala yi ñu jeexal te virus yooyu doon dund ci ñoom te ñoo bokk deret sang chaud lañu bon virus yi dellu si ci nit yi donc virus yi ñu ngi ñëw bu ko defee nag bii dafa ñëw rek pour yeggal ñu dimbalu président bi xam nga lu mu waroon a doon bu ñuy génn ci épidémie bi fekk hôpitaux régionaux yi ak centre de santé périphérique yi nga xam ne ñu ngi frontière ñoom yëpp ak équipement bu doy boo xam ne virus bu ñëwati rek ñu am capacité diagnostiquer leen le plus rapidement possible et intervenir. waaw donc et puis Fatou Kiné li graaw te defe naa wax naa ci ak yow la dernière fois feebar bi dafa bëri ay zone d'ombre. dafa bari ay zone d'ombre ni nga ko waxee Pape Cheikh moo waral tey ñu indi rek reportage bi ndax boo xoolee sax sànq yaa ngi wax liggéey bi nga xamante ni ñi ngi ko ci def boobu ba nëga ni moo waral boo xoolee mbooleem spécialiste yoo xamante ni jël naa leen ñoom laa dajale ci biir reportage bi moo waral tey ñu am ci lu ci mel ni rek dossier boo xamante ne nii dem na fu mu gën a xóotee ci mbir mi naam sax am na yoo xamante ne nii mënoon na gën a xóot waaye xam nga booy xool reportage dañu dul may ñuy def yëpp waaye niñ ko waxee rek yëf yi dafa nekk loo xamante ne dafa doy waar ndax feebar la boo xamante ni nii médecins yi dinañ koy faral di wax am na ñoo xamante ne dañ koy am ba wér te duñu sax sentir ni ñoom mosoon nañu am Covid 19 am na ci ñoo xamante ne nag saa yu ñu ko amee dañuy gis ni yëf yi dafay mujj nekk loo xamante ni ay jafe-jafe la ndax daf leen di jural yeneen jafe-jafe Pape Cheikh boo xoolee sànq ak li professeur li directeur bu SAMU national wax muy rek Mamadou Diarabey muy complication yi nga xamante ne parfois dafay am ndax boo xoolee feebar bi dafay da ngay gis sax koo xamante ne daf koy am mu dem ba mel ni dafa am roño bu doyodi muy insuffisance rénale te booy xool dëgg nag sax du doon loolu mais complication yi muy àndal parfois mooy dem ba nga xamante ne ni ñi amee Covid yi day dem ba ñu leen di defal dialyse day dem ba nga xamante ne sax léeg-léeg mën naa indi jafe-jafe ci seen wàllu ko maanaam deret maanaam coagulation seen sang dañ koy faral di gis donc mu nekk jafe-jafe yoo xamante ni foo ko natt rek weesu na ko rawatina ak ci ñi nga xamante ne ay mag lañu wax nañu souvent mooy na bu weesoo mag ñi nga xamante ne fekkoon nañu am yeneen jàngoro yoo xamante ne ñi ngi ko doon sooxaale loolu yëpp lii bu ñëwee dal seen kaw Pape Cheikh dafay gën a metti waaye Pape Cheikh du ma ci maanaam du ma jël waxtu yu temps bu bari pour àddu ci mais dina am mbir bu am solo boo xamante ne bëgg naa ñu wax ci tuuti tamit muy def taxaw seetlu ci jàngoro bi xam nga dañu ne Covid 19 mais après Covid dafay ñëw te yaakaar naa Covid bi Pape Cheikh dafa am lu bari lum ñu war a jàngal ci suñu système sanitaire bu dee ñi ngi def jéego ci suñu système sanitaire am na yu bari yoo xamante ne des na dégg nga sànq ki mujjee wax ci reportage yi muy docteur Lamine Cissé Sarr moom mi nga xamante ne représenté na mbootaay gi ëmb wàllu wér-gu-yaram bi ko ngànk di OMS fu ne booy xool ci Afrique nee na moom jéego yi ñuy def ci mbas mi dëgg la am na solo waaye yaakaar naa gouvernement bu Sénégal li mu war a gën a dooleel mooy tey lii bu ñu ci génnee nañu xool kër docteur yi nga xamante ne tey ñi ngi ci diiwaan yi ñu gën leen dooleel parce que Pape Cheikh lii dafa di virus boo xamante ne moom la ñu gis tey muy coronavirus bi ëllëg dinañ am yeneen xeeti doomu jàngoro yoo xamante ne mën na am sax mu gën ñu jaaxal waaye bu boobaa na fekk rek ñu am matuwaay yoo xamante ne nii dina tax Sénégal mën ci taxaw nañu dooleel kër docteur yi ñi nga xamante ni ñoom ñooy gëstukat yi nañ leen jox li ñu soxla ci jumtukaay ngir bu boobaa bu ñu ca yeggee ñu mën a taxaw ci ni mu gën a gaawee ci wàllu riposte bi yaakaar naa loolu lu am solo la Pape Cheikh. voilà bu ñu respecté li kër docteur digle nañu bàyyi xel itam ci di ñaan ak di saraxe li sang bi waxoon faju daa war ànd
ànd ak ñaan itam waaw. faju di ñaan borom bi subhanahu wa taala mais gis nga yàlla mi bind jaam ñi moom leen moom borom bi subhanahu wa taala yàlla ci boppam wax na ni ñaan leen ma may leen yàlla ud'uuni astajib lakum rasulullahi wa sallallahu alayhi wa sallam wax ne jullit amul benn ngànnaay lu dul ñaan addu'a silahul mu'minina alaaj pap ni nit mën na yëkkati fital ne teel jàkkaarloog nit mu ni tàkk du tàkk ñaana ko waral dëgg la ñaana ko waral kon nit jullit dafay fagaru waaw jullit dafay fagaru yàlla sax bàyyi woon na yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla seetaan ba ñu liggéey Seydina Muhammad liggéey ba jàpp loolu lay waral ni lu ne am na anti lépp am na anti te yàlla waxoon na ni wa ma rabbuka bi zallamin lil abidi man yàlla du ma tooñ sama jaam ki départ alaaj pap mooy ak ki ñàkk passif ak ki am passif lu ñu benn waaw ki am passif ci lépp fagaru di fagaru moo gën faju ki fagaru ak ki fagaruwul ñoom ñaar du ñu nekk benn alaaj pap du ñu nekk benn waaw te jullit nag dafay fagaru ci boppam waaye di ko booleeg ñaan borom bi subhanahu wa taala di muslu waaw yàlla sax wax na ko Seydina Muhammad ne ko man yàlla naa la musal ci nit ñi waaw xam na ni bët am na làmmiñ am na mais leneen am na wallahu yaasimuka minan naasi waaw yàlla waxaat yonent bi alayhi salaatu wasalaam xamal ko ni del muslu waaw del muslu falaxi ak naasi li tax mu wàcc falaxi dafa am na loolu laa bëggoon wax falaxi dafa am naasi am li tax falaxi ak naasi alaaj pap wàcc mooy liggéey bu ñu liggéeyoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla wàcceel ko falaxi ak naasi loolu boobu ñu ngi ko liggéeyoon liggéey boo xam ni ay puso yu ñu ay fas la boo xam ne fas bu doy waar falaxi ak naasi aaye bu nekk rek yonent bi jàng ko ñu tëfli ko Seydina Ali la ko jox sax Seydina Ali moo dem yëkkati dem ca teen ba yëkkati fa liggéey ba ne génn liggéey ba dindi fas-fas yi waaye la ko dindi mooy falaxi ak naas yi kon nit dafay muslu fas yi dégg naa fukk ak benn la woon mi ngi noonu falaxi ak naas xam nga fukki ay ak benn la 11 fas boo leen 11 fas gis nga dégg nga xam nga kii man ma xeet man normalement dañ ma war a affecté service religieux bu service religion bu TFM mu ne boo defee les 5 minutes de Pape Hann ma def les 10 minutes de Pape Cheikh nga may laaj déedéet nañ bokk plateau bi rek lettre musulmane waaw nga may laaj ma lay tontu parce que fas yi 11 la woon yi pare mi ngi noonu waaw mais yàlla boobu li tax yàlla seetaan moom borom bi subhanahu wa taala lépp ngi tegu ci bëtam yàlla gëmmantuwul nelawul déedéet lépp mi ngi janoog moom laa taquzuhu du ko jot sinatu ngëmmentu wala noomu du caagi nelaw kon yàllaa ngi janoog lépp kon bañ koy def Seydina Muhammad yàlla seetaan na xool na waaye ma ngay bëgg doomu aadama di sangewu ci boppam gis nga nit dafay sangewu ba gën a dëgër miir bii nit dafa war a sangewu ba dëgër weñ bii yàlla laa yaakaar ñun ñëpp la yàlla la yaakaar mais toogal na yàlla lay xaar mu sexal ma ndox ma naan yàlla lay xaar mu solal ma sama yére yàlla bay sa tool yàlla bay sa tool alaaj waaw yàlla bay sa tool waaw tool bi boo ko bayee noonu nag xaara ma nga jiw ne xaar yàlla bayal ma dana la wàcceel ndox nag dana la wàcceel lu ko roose waaye la ca des yaa ciy góorgóorlu sa bopp yàlla jox na la xel foo àgg ci sa àddina sa yitte yi bopp moo la fa àggale nit dafay farlu voilà xodeeku balaa ngaa lakk ne mi ngi noonu mieux vaut prévenir que guérir sax tubaab da koo wax malheureusement nag mbas mi dafa laal ñetti secteur sànq ba tey maa ngi koy wax laal ko ci ni mu jéggee dayoo muy secteur formation professionnelle secteur emploi ak secteur artisanat à propos de secteur artisanat bi Eva Tra mi nga xam ne day yëngu ci wàllu ñaw ak stylisme sànq ba tey mi ngi ma sonal ak tailleur yi sonn nañu actuellement amatuñu client jeena ba feelu ko ne ko am na sax ay tailleur yu commencé am coronavirus comme quoi secteur artisanat bi bokk na ci ñi gën a impacté ak crise bi pour en parler woolu nañu ki nga xam ne ni mooy monsieur le ministre Dame Diop moom la ñu dénk ponk kii nu mu tuddati moom la ñu dénk yooyu yëpp dinañ ci waxtaan ak moom bëri na ay questions yoo xam ne ni sànq ba tey ñoo ngi koy taataan donc dinañu ko baaxee le temps ñu koy installé fàttaliwaat leen ni période bi dañoo nekk ci jamonoy état d'urgence dootuñu ko waxaat ndax xam ngeen ko 20h ba 6h du matin couvre-feu la waaye nag yi xew ci kër yi it bëri na ndax yenn saa yi ñu jot ay jàmbat yoo xam ni daf ñu xaw reetaan loo waaye ay jàmbat la yu xaw a doy waar kii ma ni barki démb waxal ak sama jabar ne ko couvre-feu bi du lune de miel am na itam yeneen i jàmbat yoo xamante ni juddu na ci période bi la nga xam ne période bu xaw a doy waar la di période de couvre-feu 20h ba 6h du matin kenn amul droit génn jeena ba Seydou Ba. c'est vrai li nga wax noonu la jàmbat yi bari na waaye dañoo nekk njëkk yuuxu rek daa fekk da ngaa ragal problème yi mi ngi jaillir fu ne du rek Sénégal mais dafa nekk loo xamante ne international la parce que yenn saa yi sax nga gis ci média yi nekk ca Occident wala ci États-Unis ñu ne léegi problème couple yi dafay gën di bari parce que ñoom xam nga confinement total la ñu am
ñun dañoo am confinement peut-être partiel ñii di def télétravail ñeneen ñi diggante 20h ba 6h du matin duñu rek daal di génn donc forcément vie yi day changer forcément situation yi day changer tax nag yenn comportement yi ak yenn nekkin yi day rek daal di changer bokk na ca nag diggante jëkkër ak jabar seen nekkin itamit soit day neex wala mu nekk ci digg bi rek wala mu rek daal di naqari te lu ñu seetlu Pape Cheikh mooy généralement je dis pas pour tout le monde am na yenn couple yu bëri amuñu proximité wala amuñu complicité bi tax que ne que dinañu mën a daal di bokk période kon couvre-feu bi nga xamante ni moom la ñu rek daal di nekk ci jamono ji mais pour comprendre tout ça et puis peut-être joxe ci yenn xalaat après ci plateau bi dañuy ànd ak sociologue bi nga xamante ni moom mooy Maïmouna Kanté mu ñëw ak ñun ci li nga xamante ni moom moo xew jamono ji ci période kon couvre-feu bi. askan wi dañu fi indi lu fi mel ni confinement boobu nag lëmbe na nag couple yu bari yëngu na ci kaw loolu am na avantage comme am na inconvénient soo gisee nag avantage yi mu am que ni mooy que ni sëriñ bi ci boppam maanaam jëkkër ji amul woon temps pour nekk ak soxna si léegi am na complicité dinañu mën a waxtaan am na rapprochement bi nekk seen diggante mu mën a xam mën a apprécier bu soxna si solo bu soxna si toggee mu mën a xam kan mooy soxna si xale yi tamit ku ne xam na ne jànguñu bu njëkk xale yi du ñu am complicité seen biir léegi nag foo leen fekk ñu ngi seen tablette ñu ngi si téléphone bi parents yi sax dañ seen téléphone ak seen tablette lañ daan jox mais léegi xale yi ñu ngi gën a am rapprochement seen biir te loolu avantage bu baax a baax la deuxième bureau comme ni ñu ko doon waxee am na góor ñoo xam dañu am deuxième bureau léegi nag ñu ngi toog ci soxna si bu baax a baax soxna yi tamit tâche ménagère dañu amuñu woon temps dëgg pour mën a togg tegal seen borom kër pour mën a fóot mën a paase mën ko toppatoo bu baax léegi nag am nañu temps bi ndax ñu ngi ci kër gi ñu ngi togg ñu ngi tegal seen borom kër bu 14h jotee ñu sonn ba set tegal seen borom kër jox leen ñu lekk loolu tamit ci avantage mais su gisee avantage nag foo ko gisee am na tamit inconvénient ci kaw loolu comme wax naa ne ni am na soxna yoo xamante ne femme sénégalaise ku ne xam ne dafa mën a togg mais y a d'autres femmes yoo xamante ne mënuñu togg ndax dañuy làqatu si seen ginnaaw bon yi ba tax na bon yi def lu nekk ci kaw loolu bon yi ku ne xam nañu actuellement ñëpp dem nañu seen dëkk yow nag yaa war a togg yaa war a tegal sa jëkkër yaa war a def lépp bu fekkee que ni mënuloo togg mun a toppatoo sa jëkkër loolu dina indi jafe-jafe dina indi querelle familiale yi chaque fois mun na dem ba indi divorce suñu xoolee tamit beaucoup de secteurs secteur d'activité yu si bari yoo xamante ne lu ci mel ni comme commerce bi lu ci mel ni transport hôtellerie lu nekk taxaw na actuellement kenn demul kenn dikkul ka daan dem di wuti marchand ambulant yi war a indi ci biir kër gi léegi bu fekkee toog na amul lu muy joxe stress bi déjà dafay ñëw mun na dem ba indi chômage mun na dem ba indi faillite te loolu mun na yàq foyer mun na indi querelle familiale te mun na dem ba indi divorce suñu waxee tamit solution yi parce que suñu loo gis am na cause am na conséquence mais am na tamit solution léegi borom kër yi nag soo bëggee nag téye sa foyer dëggantaan yaay tolérance am na ci solo suñu waxee tolérance bi tamit patience am na ci solo parce que tamit boo nekkee ak sa soxna il faut être patient maanaam di waxtaan ak moom boo gisee loo warul gis ngay def nànk-nànk. Maïmouna Kanté dip sociologue moom la ñu seqal waxtaan bi en visio télétravail. ak Dieynaba Seydou Ba mu indi xalaatam ci période bi la nga xam ne ni on passe plus du temps. ci sunuy kër que ci biti. moo tax jikko yi daan nëbbu day feeñ ci nekk gi ñuy nekk. ok xam naa ne instant nii wax ji sax bu ñu commencé di tàmbali xam naa ku ci nekk yaa ngi toog sa kër naan nañu déglu parce que c'est un problème qui est réel voilà kon bu ñu bañ a nëbbante période bu sensible la ci couple yëpp soit ça passe ou ça casse généralement ce qu'on dit parce que day nekk ay situation yi nga xamante ni da ngeen koy dund di ko dund mais situation changée donc vous êtes obligé ngeen ñëw adapté wu waat te ñu ci gën a bëri du ñu adapté wu donc lu ñuy def mooy dellu en fait dañuy recroqueviller wu ci seen biir soit dañuy seetaan télé de trop wala par exemple ñuy tëdd de trop te wax na ko am na góor yu bëri mais aussi yenn jigéen ñi tàmmuñu di nekk 20 heures seen kër
bu 20h jotee soit dañuy nekk after work wala ñu am fenn fu ñu jaar ben oui mais dëgg la am na góor yi nga xamante ni ak jigéen ñi sax bu ñu wàccee du ñu dem directement seen kër dañuy am fenn fu ñu dañuy dem defi deuxième biir ay tubaab lañu nag after work after work mooy par exemple nga dem aller prendre un verre quelque part voilà ak say copines wala ak say xarit ak ku jigéen ki wala ku jigéen ki mën na ko def waaw donc du coup quand on est devant une situation bi nga xamante ni xamuñu ko donc généralement day indi kon ay problèmes yu bëri ci couple mais aussi wax na ko xale yi nga xamante ni tàmmuñu woon di gis seen waajur yi ñu ngi leen di tàmbali di gis loolu aussi beneen tolluwaay la bi nga xamante ni ñu ngi koy rek daal di dund ci période confinement sànq wax nga ko thème bi thème social la am na yu bëri yu nga xamante ni peut-être duñ ci mën a daal di yegg peut-être par pudeur mais dafa nekk li nga xamante ni lu ñuy dund la lu ñu war a mën a bàyyi xel la mais aussi comme ni mu ko waxee ñu si nekk ci ñun ñu mën a muñalante ñun way dencante yi wala sax ñi nga xamante ñoom ñoo yor seen doomi seen kër parce que situation la boo xamante ni dina passé te bu passé yaakaar naa Eva Tra dina am ay jàngat yu bëri yu ci nekk sànni naa ko bal léegi de ko rom ba ne ko an sa jëkkër wala an sa jabar mu ciipatu la waaw warul nag demee noonu xam nga li tax dañu nekk ci jamono boo xam ne merci Dieynaba Seydou Ba daf ko indi ma ne ko indi nga sujet wareef bu ngeen dee seet dañuy dëkk lu bare ci wàlli couple parce que mooy àdduna quand même ku ci xëy rek yaa ngi bàyyi sa soxna wala nga bàyyi sa borom kër ci kër gi jamono bi ñu toll jamono yi dolli yërmande la c'est ça yàlla daf ko neex mu teg ñu lim ñu teg mais teg bi mu ñu teg ni sax daf ñuy testé aussi tey daawu leen tase ci seen biir kër yi mu ne ngeen tase ci biir kër yi da ngeen ci war a dolli yërmande ku góor ki yërëm ku jigéen ki ku jigéen ki itam yërëm ku góor ki xale yi ñu dolli bokk yar leen parce que bu fekkee ne dañu wàcc loolu rek dafay daal di compliqué maa ngi waxtaan ak sama benn xaritu sociologue tam mi ngi naan xam naa ni mu amee confinement bu ñu sàgganee itam dana am ñoo xam ne buñ ci paree daañu gën a juboo wala ñu jaare fa bàyyante et bu ñu bàyyante nañu fexe daal ba gën a consolider yëf yi gën a defar diggante yi parce que loolu la jamono laaj fu mu ne nii ñu ñëpp du ne dañoo ragal mais suñu suba sax xamuñu ko kon boo dee jëm ca yàlla defe naa da nga war a defar sa toogaay yokk yërmande yokk ay yëf yi baax yoo xam ne boo demee ci kanamu suñu borom doo rus kon borom kër yi nañu yërëm jabar soxna yi tam muñal seen ay borom kër bu ko defee yàlla wàccee yërmandem ci àdduna mais est-ce que c'est pas ce manque de communication bi am ci way dencante yi peut-être moom mooy indi genre situation yu mel nii parce que waaw gis nga soxna si manque de communication bu bare boobu ci biir kër yi xam nga lan la tiitër gu bare la parce que dangaa dem ñaani soxna si Pape Cheikh dafa jóg dem ñaani Roqeya ñu may ko Roqeya ba muy dem dafa jël tiitëram yëpp teg fële Roqeya nangul ko ñëw moom itam jël li mu kilee woon yëpp teg ko fële mais dañuy dem ba bu ñu duggee nag ci sunu biir kër yi di ci dugal ay yëf bu ñu bàyyee tiitër bi rek diggante yi neex ndax sama papa Malick Sy nu ngi koy ziyaara bu baax mu ne awa diggante boo xam ne cofeel am na ca neex na defar kon bu cofeel amee daal jarul tiitër nanu teggi tiitër bi teggi juddu yi teggi yëpp ngeen def face to face ku nekk mën a yërëm moromam diggante neex te muy neex te gis nga jenn ba oustaz dina ci dikk bu jàmm amee naataange dafay yokk kër gi dafay naat mais bu ngeen nekkee ci ay jiixi jaaxa fleurs yi sax dañuy dee seetlu ko kër ga day daal di ñaaw xale yi kenn du xam lu ñuy niru c'est la réalité il faut que ñu bàyyi ci xel vraiment sëy dafa sacré lool bu ñu ne confinement la sama jabar dinaa gis sax ñuy tooñ ñu ni ma femme est pire que le corona non on ne doit pas voir les choses comme ça tu dois apprendre à magnifier ta femme sa borom kër di ñëw nga xool ko nga kontaan yooyu yëpp macha allah dafay jur lu baax daal soxla nañ ko lool yow sax waaw gis nga yàlla sax waaw diggante ñaar dani bu mbëggeel amee ba noppi faaw yërmande am moom ngeen di wax mawadda wa rahma waaw wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma yàlla nee na ñun ñoo def ci seeni diggante waaw mbëggeel ak yërmande gis nga ak yërmande waaw koo bëggul mënoo bokk ak moom néeg bi wala néeg bi dina xat lool ci yow dëgg la waaye koo bëgg gu dëggu di nga ko yërëm cofeel nag dafa problème yi koy jur mooy cofeel dafa bëri ay façon waaw xubbu am na sobbu am na ishqu am na huyaam am na xaraam am na wajdu am na mawadda am na gis nga xeetu cofeel yooyu benn bokkul ak sa morom waaye cofeel bi nga xam ni moo dox diggante ñaari way dencante yi ñaar ñi war a bëggante am na benn waykat bu ko waxoon ne sa yaay jooyloowu la
sa papa jooyloowu la xale bu góor bi ci koñ bi moo lay jooyloo loolu ma wadda la mooy li nga xam ni doo xam lu mu doon mënoo ko muñ da ngay toog sa dënn bi di mel ni luy tëb ceeka dal na ma moo tax ma mën ko expliquer yow mii toog voilà day gën a neexal yëf yi rek waaw da ngay toog di yëg loo xam ne doo xam lu mu doon dëgg la ah wallaay day ngay toog ba mu yàgg guddi gi di yàgg ci yow yàlla bu mu la bu ngeen xuloo yéen ñaar yàlla bu problème am guddi gi di yàgg loolu mbëggeel la xobbu sabbu uyaam da ngaa jooy ko xaraam wajdu mawadda benn bokkul ak sa morom da ngaa jooy te oustaz bàyyiwul borom wilaaya bàyyiwul borom martaba ñëpp lay dal waaw ñëpp lay bàyyiwul kenn nga ne jotoo jooy bàyyiwul kenn xoram bàyyiwul kenn xoolal Seydina Muhammad keroog bi mu feebaree moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mais soxnaam ya ñoom Umu Salamata te mooy Hind bint Umayya ibn Mughira ñoom Maari al-Qibti ñoom Juwayriya ñoom Maymuna soxnaam yu tedd yooyu dañu def délégation waxtaan nag ne gars nañ leen réunion nañ leen waxtaan sëñ bi feebar bi metti na te ñun ñëpp xam nañ ni mu mel ci Aïcha yamale na soxnaam yi nag kenn ku ci nekk la war ci yow jox na ko mais attention ni mu mel ci Aïssa moom ñun ñëpp a ko xam nañ ko bàyyeek mu continuer muy fanaan néegam ba keroog muy wér waaye Aïcha nee na bu ñu ma mayuloon seen kay sax ci sama kay la génne àddina sama Sidil Hadji Malick ni fii yow mi mawlidihi fii bayti Aïchatin xabla zawali bi chahri mawlidil azami kon mbëggeel bu amee faaw yërmande am gis nga koo bëgg di nga ko yërëm koo bëgg waaye nit mën na laa bëgg dem ba jéppi la lay waral loolu mooy mbon ngoo nekkee ak moom ak rëy goo nekkee ak moom xam nga sa jëkkër ñëw teeru woo ko sa jëkkër ñëw nga tëdd ci kaw lal bi sa jëkkër ñëw reewoo ko sa jëkkër ñëw nga sosal ko mbaa nga tuumaal ko loolu naqar yooyu mu koy nekk ak yow di ko nekk ak yow wala yow góor ngay tuumaal sa soxna c'est de tous les deux côtés aussi ah non déggoo man ne jéena ba nag yow waxaat naa yow xam nga jenn ba déggoo faral naa leen oustaz foofu lay waxee saa su ne ci Papa Cheikh ci sunu ay waxtaan foofu lay waxee man ni na nga moytu di ànd ak nit ki mu soppi sa jikko parce que la nga doon doo ko bàyyi na nga mel noonu nga mel soxlawu loo topp ka nga xam ne jikkoom dafa safaanu ba fax mu changé na Pape Cheikh yàlla baax confinement bi daañu ci xam jikko yu bari xamu tax mooy boo séenee ñett ñuy ñëw ka ca gën a njool ngay sopp buñ la jegee ka gën a rafet ngay sopp waaye boo dëkkee ak ñoom ka gën a rafet jikko ngay sopp gis nga nit jëkkër ju jikkoom rafet soxna su jikkoom rafet mën naa soppi kenn ki mën naa jox moroomam jikkoom bu la defee lu bon nga wax ko lu baax yonent bi nee na silman xataaka ki la dog jokk ko ki xëy fas kanamam waa lan la yow tamit bu fekkee damaa def lu ma yëgul baal ma silman xataaka xoolal ki la dog Rasulullah nee na bul rëy jokk ko bul ci yem waati man xaramaka kii séddale xañ la yow booy séddale njëkk koo jox boo yëgee ne daa mer xoolal lu baax a baax wala lu ma gën a bëgg nga ñëw ne ko monsieur am wala madame am faari sa ko mën waaw loolu faari sa ko mën ay xeetu jikko la yoo xam ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne wax na ko dem na sax ba ni wax fa am man zalamaka nee na ki lay tooñ saa yu xëyee di la tooñ sa jëkkër bis bu ne mu tooñ la sa soxna bis bu ne mu tooñ la yonent bi nee na baal ko sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko li nga mën a ñëpp mooy da ngay jéggalee ko jéllale gis nga borom kër tamit day jéllale alay pa da ngay jéggale doo ci yam waaye di jéllale xam ne àdduna bi yàggul macha allah donc yow loolu am na solo merci en tout cas Diène pour ce sujet merci beaucoup Pape Cheikh il y a à boire et à manger oui il y a à boire et à manger mais juste aussi wax xale yi sonn nañ ci biir kër yi parce que fi ñu nekk jamono ji xale yi ñu ngi xabtal bu baax a baax donc di ñaan yàlla rek vraiment feebar bi jóge fii parce que xale yi mënatuñu tenir toog bi nga xamante ni ñu ngi koy toog ci biir kër yi amuñu benn activité donc mais mën nga leen occuper mais ça fait bientôt 2 mois que ñu nekk ci biir kër yi donc vraiment et on rend aussi hommage à tous ces professeurs ces maîtres d'école maîtresses d'école yi nga xamante ni ñoom ñoo yor suñu doom bi suba ngoon guddeeg bëccëg xam nañ coono bi ngeen di daj ci ñoom merci bah oui yal na yàlla dëgëral leen on a hâte que lépp delluwaat normal yàlla baax na après Covid bi Fatou Kiné dem di wax sànq ba tey moo xaw a stressé ñëpp man su ma déggee kilifa yi naan rien ne sera plus comme avant damay tiit parce que tàmm nañu ay liberté am na yu ñu tàmm yu bëri yoo xamante ni ndax dinañu mën a delluwaat ci loolee mystère ak boule de gomme comme disent certains mais bon yàlla baax na yàlla na sunu borom sàmm ñëpp rek ba ñu mën wéy di dund normalement Sidath Thioune moo ngi fi laataa ñuy nuyoog Modou Ndiaye Jamil mi nga xam ne tey bëgg nañu mu yóbbu ñu ci ëttub Sidi Hadj Malick ci ay cant ndax mënul ñàkk loolee lañ leen di bégalee ci guddi weeru koor gi ci quartier général ñu nuyu Sidath Dof maa ngi lay ziar bu baax namm la
mais crise dof maa bi la rek ko mën gëj nañoo gisante lool. waaw non yàggul trop. ni ngi mujjee daje fii TFM. dëgg la ay avant ci kër gi la may wax te man benn rek dafa gëj la gis benn fan rek est-ce que du semaine dernière sax ndax maa yow du mën naa ne su ma yërndoo sax seen la. waaw ñoo bokk koñ. na nga def maa ngi lay ziar donc di leen nuyu Alaaji Pape Cheikh Diallo. di nuyu sama nawle yu ma bokkal plateau bi yëpp. ñoom Pape Dieynaba Seydou Ba Eva Tra Bessel Pape maa ngi lay nuyu. di nuyu tamit vraiment le président du groupe Futur Média monsieur Youssou Ndour di leen déwénetil le directeur général Birane Ndour Diaga Bouba mes collègues mes collaborateurs donc di nuyu tamit waa RFM directeur Assane Gueye Daouda Diouf ñoom Daouda Fall et tout le personnel xam nga gëj a gise gi moom il faut nous ziarante donc di baalu ak aussi waa Sénégal yëpp di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi fi nekk yëpp di leen baalu ak di wax ni yàlla na yàlla teggal nu mbas bi ndaxte mën nañ wax ni dans l'histoire ñun ñëpp ñu judd mësuñu fekkee lu mel nii muy Sénégal di Afrique di Asie di Europe judduwuñu benn yoon lu mel nii am ba état d'urgence am avion yi dawatuñu kenn liggéeyatul benn activité xewatul loolu mën naa wax ni ñu ngi koy soog a dund ci réew mi man nag ba ma yëgee mbir mi président de la République ne l'affaire est grave li ma ci gën a jaaxal mooy depuis le Sénégal et Sénégal Senghor nekk na fi waxul ak l'affaire est grave Abdou Diouf ñëw na waxul l'affaire est grave Ablaye Wade ñëw waxul l'affaire est grave président Macky Sall moo jëkk taxaw ne l'affaire est grave kon dama yaakaar ne affaire boobu il faut nu xoolaat ko quoi parce que loolu c'est très sérieux loolu ça n'a jamais existé dans la vie te loolu dafay jaaxal ñëpp donc ni ngi ñaan mbas bi yàlla na ko yàlla teggi le plus rapidement possible et puis nu ñaan le meilleur reste à venir am nañ ci yaakaar ak kilifa diine yi kilifa aada yi fi nekk donc bàyyi di leen bëggee quartier général le rendez-vous de tous les téléspectateurs voilà tëj nañu yoon yëpp heure bi waroon na laa fekk France di lay taajal ndogu mais bon yàlla baax na espérons que mbir yi dina passer on pense à tous ces Sénégalais mais Sénégal neex na France neex na ah waaw loo fa waaw dëgg la de Sénégal neex France neex la yàlla tëral na la ñaari galon dëgg la de yàlla waxu kenn dara donc je disais ñu ngi xalaat sénégalais yi nga xam ne ni ñu ngi bloqué bitim réew on a reçu beaucoup de vidéos ci ay sénégalais yu nekk Maroc peut-être bu ñu amee temps dinañu ko partager am na ay sénégalais yu bloqué Turquie am na ci itam ñeneen ñoo xam ne ni ci dëkk yooyu la ñu nekk on pense à vous yàlla na lii yëpp passé ba ngeen mën a dellu si waat Exidex par exemple dafa demoon vacances faf malheureusement dafa bloqué wu France y a d'autres personnes yu demoon vacances wala mission malheureusement mënatuñoo ñibbisi yàlla na lii yëpp passé ba ñu mën delluwaat ci sunuy activité normale tey nag dañoo bëgg ki ñuy defal honneur ñëw ndogu si ak ñun di monsieur le ministre Dame Diop ma bëggoon ñu nuyu ko d'abord laataa ñu tàmbali waxtaan week moom monsieur le ministre ñu ngi lay gërëm ci nangu bi nga ñu nangul ñëw ci quartier général bi waaye yoon la dafa may jotaay yoo xam ne nii daf ci baax yéen jëwriñ ñi ngeen di ci ñëw ngir waxtaan ak sénégalais yi di ngeen conférence de presse di ngeen dem grand jury waaye quartier général daf caa gënati ndax day permettre cible bi yëpp sénégalais yëpp mën comprendre yenn ci seen i taxawaay ñu dénk la nag ñetti mbir yoo xamante ni fi mu tollu tembe sañ na maa wax ni ñooy secteurs yi gën a impacté wu ci crise bi la nga xam ne ni moom la ñu tuddee crise du coronavirus muy emploi formation professionnelle ak artisanat ñetti ponk yooyu yëpp dañu ko bëgg a faram-fàccee ci biir émission bi ñun daañu laaj waaye sénégalais yi itam ibil nañu leen compte yi nga xam ne am nañu ko ci réseaux sociaux yi ku ci nekk la nga bëgg a laaj nga laaj ko ministre bi ñu xëyee ak léegi ñiy jàngale ñi yore atelier couture ñi defari dàll ku nekk yaa ngi yónnee sa question bi nga xam ne ni dégg nañu ni Dame Diop mooy nekk invité quartier général donc lépp dinañ la ko yeggee xanaa rek ñu ziar la jox la sa wàccuwaay monsieur le ministre. jërëjëf Pape maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu ñi nga bokkal plateau bi yëpp oustaz Pape Hann Dieynaba Seydou ma maman Bessel Bass parce que ma maman est basse qui vient de Dakar macha allah
di nuyu Eva Tra Mamadou Ndiaye Sidat ak techniciens yi soxna Fat Kiné Dem di am plaisir bokk ak yéen plateau bi pour waxtaan ak sénégalais yëpp yi nekk biir réew ak ñi nekk bitim réew jàpp naa ne tey groupe TFM GFM de manière générale mais particulièrement TFM ak sa émission bi référence la tey ci dans le paysage médiatique et que ku nekk war nga mun taxaw fi waxtaan ak sénégalais yi rawatina ñun ñi nga xam ni tey ñun le président Macky Sall dénk ci li ko sénégalais yi dénk moo tax dañuy am toujours mbégte ñëw bokk ak yéen plateau bi waxtaan ak sénégalais yi parce que jàpp naa ne tey fi ñu toll nii war nañ koy def saa su ne mais rawatina fi ñu toll nii ñun jëwri ñi ñëw ci daje yu mel nii pour mën a joxe message donc maa ngi nuyu sénégalais yëpp yi nekk fii ak yi nekk bitim réew bëggoon nga may ma rek balaa may jàll ma jottali la excuse suma collègue monsieur le ministre Mamadou Talla. dama ko mere de. non bu ko meree. moom jarul sax muy ñëw. non bu ko meree. na dem ci yeneen quartier général. non bu ko meree Pape parce que quiproquo moo am. li ma def parce que démb. waroon na ñëw mais biñ ko wax nañ léegi téléphone balaa may ñëw. muy yeesal encore excuse am parce que. quiproquo moo am entre moom ak collaborateur am yi. effectivement waaye am na mbégte ñëw teew fii. parce que démb bi ñu jógee ci conseil des ministres. xam nga démb le président décidé dañuy ubbiwaat école yi le 2. wallaahi mu am ci pàcc bu am solo. mu jógee foofu am ci yeneen yitte yu mu demoon moo tax teew fi. mais surtout que période bi ni sénégalais yi soxlaa pour yow nga wax. noonu lañ ko soxlaa moom pour mu wax. dina ñëw incha allah parce que parents d'élèves yeeg ñëpp jaaxle nañu ci ubbite école beeg ñoom seen. incha allah dina ñëw. incha allah bu ngeen ko waatee bu ñu préparé ko rek mu ñëw wax ak sénégalais yi. macha allah jërëjëf monsieur le ministre Dame Diop cëpp naa man damaa neex a waxal man maa baax nag awa. dafa noppale baax a noppale. oustaz maa bëri valeur. man neex na maa waxal ndeke. non da nga baax mooy jikko ju rafet borom jikko ju rafet day neex a waxal. oustaz maa baax. waaye boo téyee fenn li ma jàpp duma ko ba mu loolu baaxul. barki démb bi Aly Ngouille ne takk leen masque yi may jaay doole. bi mën ne gëmoo maa ci ngi lay dara yebal man dama la alkaati yi seet. damaa tekk macha allah macha allah kon mu ngoog ñu ngi xaar kon monsieur le ministre Mamadou Talla ci wàllu njàng mi ak njàngale mi ndax taxawaayam dañu koy xaar monsieur le ministre Dame Diop nag bëri na ay ponk yoo xamante ni daañ ci waxtaan ak moom surtout que actuellement ñii liggéey employeurs yi ak employés yi démb rek maa ngi koy wax war nañu jàppale employeurs yi parce que am na ñu bëri ñoo xamante ni malgré que metti na ñu ngi wéy di fay employés yi waaw ni ma ko waxee noonu la de voilà donc ñooñu war nañu leen jàppale bu baax donc thème yooyu yëpp on en parle dans quelques minutes ak ki nga xamante ni mooy monsieur le ministre Dame Diop en attendant ñu jox kàddu gi Modou Ndiaye Jamil moo nu fas yéene bégal yaw saas ci guddi gi moom itam nit ku ñu sopp la moom mi ngi noonu moom la ñuy wax Ndiaye Jamil Ndiaye Jamil boo dem Ndiaye Jamil rek sa xel dem ci Seydi Mouhamadul Moustapha si Jamil sa xel dem ci Seydi Mouhamadul Mansour Jamil Serigne Ahmada sëñ Seydi Ahmed Mouhamadul Habib sëñ Seydi Ahmed Seydi Jamil Ndiaye Jamil boo sa xel dem nga dem fii sa xel dem ci borom kii tëdd fii ci Fass sa xel dem sax ci wayu Youssou Ndour ba Jamil waaw mi ngi noonu bi mu woyoon Bercy waaw sa xel dem ci kii tëdd fii Fass di Seydi Mouhamadul Moustapha borom taar ba nga xam ne moo daan ànd ak Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Dabakh daana wayal Serigne Babacar Sy waaw Alhaji Abdou moo ko tuddee Jamil waaw man sax am na xasida bu ma defoon ci moom ne am na lu ma ko ne ko Jamilu xaalin Jamilu tasmiyat waaw xam naa dinaa ko jox ñoom Seydi Jamil moom Seydi Mouhamadul Moustapha nekk nitu yàlla boo xam ne kenn xamul fa mu àgg ca borom bi subhanahu wa taala moom nag moo ñu war a bégal tey ci kër Seydi El Hadji Malick en attendant ñuy def inédit yi ñu leen di jagleel chaque année di dugg ci ëtt yi ñu ngi waaj lu mag lu ñu fas yéene jagleel comme chaque année Seydi El Hadji Malick bi koy jiite nag mooy hors série bi ñu nar a jagleel Seydina Limaamu loolee samedi incha allah la ñu koy amal xam naa ñun ñëpp dinañu weextal ci plateau bi ndax naa si xàq bi moom mënta ñàkk mooy obligation mënul ñàkk waaw mënul ñàkk mooy obligation comme que defewuñu ko ci jàkka yi waaw bu neexee defee ko fii incha allah te kenn duñu indil benn problème soriantoo nañ macha allah kon Ndiaye Jamil ñu bàyyi la nga am loonu bégalee ñu ubbee ko ginnaaw bi ñu la nuyoo ba noppi waaleykum salaam Cheikh Pape Diallo Pape Cheikh Diallo ñu ngi lay nuyu baax tabaarakallaahu yaag ñi nga bokkal plateau bi yëpp ku ci nekk ñu ngi lay jox sa wàccuwaay waaye di nuyu tabaarakallaahu oustaz Pape Hann di sunu soppe di sunu xarit tabaarakallaahu di ko baax ñu ngi koy jox wàccuwaayam ak ñi ñu bokkal plateau bi yëpp
tabaarakallaahu sunu ay kilifa rek a fi nekk sunu ay yaay tabaarakallaahu yàlla na yàlla yokku leen ba li ngeen bëgg lépp sunu borom defal leen ko incha allahu rabbi di nuru borom kër gi ak njabootam yëpp tabaarakallaahu di nuyu monsieur le ministre di ko jox wàccuwaayam tabaarakallaahu di ñaanal kilifa diine yëpp tabaarakallaahu yàlla na yàlla guddal seen fan te may leen wér waaye duñu fàtte sunu baay sunu wayjur tabaarakallaahu sëriñ Babacar Sy Mansour tabaarakallaahu ak porte parole am Cheikh Sil Hadji Malick bu sëñ Babacar Sy di leen nuyu ak seeni rakk yëpp waaye nag di ko teg seen loxo doom Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour Jamil tabaarakallaahu muy yóbbaale njabootu Seydi Hadji Malick yëpp tabaarakallaahu macha allah kon nag tabaarakallaahu ñu fas yéene nuyu ñi ñuy seetaan yëpp ayca laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah yaa nu moom laa ilaaha illallaah ci yàlla laa ilaaha illallaah ci yàlla laa ilaaha illallaah kenn nga jalaalu kamaalu al mulki waadul qaar yàlla kenn nga ilaa ilaaha illallaah ci yàlla laa ilaaha Malik xam na yàlla wax nga dëgg de a'uuzu bi rabbil aadi min jawri jaa'irin wa min makri aadin maakirin ayya makrati ci yàlla wa zulmin li zallaamin wa sihrin li saahirin wa bagyin li baaxin yaa ilaahi wa uddati kadaaka إلى العالمين عداوة لكل عدو يبتغي دار زولته سيد الحاج مالك مخم يلا منينا وتعن للتعان وقدح لقادح ومن حيل المختال من أي حيلته سيد الحاج مالك نينا يلا شمات وكسع لكاسحين إلى يقنا في دار كل بلية سيد الحاج مالك مخم يلا منينا أسول بك الأعداء كذا خرناؤنا وياك أرجو من ولاء الأحبة لا إله إلا mali mu xam yàlla ma neena ci yàlla yow la nuy ñaan asulu bikal ahda kada xuranawna Sëriñ Pape Hann Seydi Hadji Malick neena asulu bikal ahda kada xuranawna wa iyyaka arju min wilaya al ahibati Seydi Hadji Malick neena ومن خربائي يا إلهي وسيدي لك الحمد مما ليس تحصي قدرتي ولا عد العوائد فضلك العميم ومن عوارق رزق سدرتي تي الله تي الله تي الله وألواني ما بي ربنا بي من الرفد والإكرام واسع رحمتي لا إله إلا لا
لا إله إلا الله والوان ما أوليتني ربنا بي سدراج مالك مخم يالا منينا من الرفق والإكرام واسع رحمتي إلهي لا رب سواك فيرتجى فإنك فاضي الأمن عند الخليقة وأنت إلهي باسط اليد في الندى وغير مضاد يا إلهي بحكمتي يا لنيان وفي الأمر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا تي الله 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 فيسر بمنيتي فما لك مولانا إلهي مشارك بايسر بابكر سنين ربوبية ربي غياسي وعمدتي تي الله وفي الخلق يا مولاي غير مزاحم لأنك في الإبداع موصوف وحدتي جيال وأنت من الأخلاق تملك ما تشاء ولا يملكون منك غير المشيئة لا إله إلا الله Muhammad Rasulullah. macha allah jërëjëf Ndiaye Jamil loolu nuyoo rek la woon tàmbali gu ñoo ak yow balaa ñuy dellu siwaat mën na noo fekk Sophie fa mu ne comme moom it dañu koo ber pour respecter mesures yi fa mu ne ca waañ woowu Sophie ñu ngi lay nuyu ak li nga ñuy toggal ak ñi nga ci àndal.